asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy ñëw defalal leen benn plat turc foofu la ñuy voyager tey dañuy dem ba Turquie donc mu nekk li nga xamante ni moom la ñuy wax aubergine wala eggplant muy batañse boo xam ne dañ koy farcir donc tey jii nag moom ñi nga xamante ni par exemple du ñu lekk carbohydrate yu bari moom maanaam lu am glucide wala ñu diabétique ak yooyu plat bi moom dina leen neex trop parce que lépp ngeen ci mën a lekk ba mu des xanaa leneen li nga xamante ni dama koy def pour sama waa kër ñi bëgg donc pour loolu nag tey dañuy daal di ñëw rek daal di jël ndawal donc man fi ma nekk nii dama yore yàpp laa jël yàpp xar ma daal di koy dagg fejet ko yu sew donc ku mu neex mun nga jël viande hachée nga def ko ci wala nga def bu amul ndawal ci boppam dafa neex tamit bu fekkee ni jour boobu da nga bëgg a def version végétarienne donc mu ngi noonu donc mu nekk suñu ndawal li nga xamante ni moom la ñu jël fii muy bu xar bi daal di koy marinade classique bi ñuy def noonu donc ñu soxla aubergine ku nekk yu yaa xam quantité bi nga bëgg léegi ki nga xamante ni bëggul aubergine par exemple mun na ko remplacer par courgette wala mu def ak pomme de terre man ñaar yëpp laay def tey aubergine ak pomme de terre dinaa leen wan dinañ soxla aussi légumes yi dinañ soxla par exemple li nga xamante ni mooy soble ak poivron ku nekk poivron bi nga am dama fi amoon ay décit bu orange jaune ak vert ma jël ko daggate leen donc daal di jël aussi tomate fraîche dagg ko fii tuuti benn rek laa dagg ma daal di jël li nga xam ni tamit dafa optionnel mu nekk fromage bi nekk fii ma daal di koy jël pour jaxase ko ci biir togg bi dinañ soxla aussi tomate loqate donc mi ngi noonu dinañ soxla persil huile poivre sel ak suñu mélange d'épices ak suñu laaj bi nga xamante ni moom la ñu boolee ak poobar bi donc sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà donc fi mu nekk nii li ñuy def mooy li nga xam ne moom mooy xaw a jël tuuti temps ci loolu la ñuy njëkk a jublu instant bi muy lan daal di sauter ndawal li donc dañuy ñëw daal di def ndawal li ci biir après ma daal di jël tuuti diw def ci parce que sama poêle bi dafa tàng moo tax bismillah voilà gis nga diw bismillah jeex na voilà dañ koy bàyyi nii mu sauté ndànk-ndànk de temps en temps ñu ñëw di ko yëngal noonu après nag léegi parce que lii la ñuy jël farce ko moom ci biir kii bi ci biir courgette yi dégg nga ma ne courgette ci biir eggplant yi mu nekk aubergine yi voilà donc dinañ ci jaxase suñu yenn quelques ci légumes yi après dinaa leen wan man sama version nu muy mel incha allah voilà gis ngeen fii nii dama am ndox laa fi yore donc ndoxu robinet damay jël tuuti sel bismillah def ko ci donc sel bi li muy def mooy c'est pour nga xamante ni su ma si parce que fii laay dugal kii bi eggplant yi bu ma ko xollee ba pare comme ça du def couleur mais aussi beneen truc bi ci nekk mooy astuce bi ci nekk mooy su ma ko dugalee ci eau salée bi li muy def mooy day tax ni suñu demee di ko saaf du naan diw bi lu bari daal du ko naan voilà donc nañ def ni léegi ku mu neex instant bi su la neexee nga daal di koy jël dagg ko dugal ci biir mais man xam ngeen ma dama koy xaw a niceal tuuti donc damay xaw a xolli benn côté bismillah xaw ko niceal nii tuuti rek lii c'est affaire bii nii c'est optionnel c'est juste pour mu bokk ci décoration bi voilà donc nii laay def dagg fii tuuti bu ci nekk dama koy dagg en deux subhanallah
voilà lii nii duma ko sànni de dama koy denc dina ma servir pour leneen voilà léegi nag fii la affaire bi nekk donc man damay daal di dindi li nga xam ne moo nekk ci biir xaaral ma xool paaka bu gën a neex a gis nga pour dindi li nekk ci biir mais du ma dindi lépp dama siy bàyyi tuuti pour nga xam ne suñ si defee farce bi subhanallah du yegg ci suuf daal donc dinañu bàyyi ci taat bi tuuti rek gis nga nii rek la ñuy def xaw ko niceal tuuti boo yoree courgette aussi même concept bi ngay def gis nga nii nga xam ne lu nekk mun na nekk ci biir voilà je refais la même chose ak yii nii voilà gis ngeen pomme de terre bi li ma fàtte wax sànq dama ko baxal donc nga xamante ni nekkul ba mu nekk comme genre al dente daal maanaam dese na ko peut-être 10 wala 20% pour mu ñor donc noonu laa def comme ça temps de cuisson bi du yàgg si man donc dama ko baxal rek si ndox ak xorom daal di koy kii upp noonu ku mu neex nga xolli ko mais man dama ko jël bàyyi ko noonu ak der bi nga xamante ni su ma ñëwee man maay xolli def yëpp daf may leer ni bu boobaa du ma risqué muy ñor yu ëpp daal. gis nga je refais la même chose ak pomme de terre yi dama bëgg noo xamante ni su ma si defee farce bi dana toog nii jàpp njàmburam voilà ma dagg ci digg bi ku bëggul def ci digg bi mun nga ko defee ci kaw quoi ni mu nekkee nii nga daal di gas fii rek dindi donc bu ko defee nga def fii farce bi mais tey jii dama bëgg ñoom ñëpp bokk ni ma leen defee xaaral ñu dem xool ndawal li nag léegi. voilà gis ngeen léegi dañuy daal di ñëw daal di def suñu kii suñu soble yi bismillah du ma def lu bari parce que damay desal lenn li après voilà ñu jël tuuti tomate fraîche bi d'ailleurs voilà mu ngi nii ñu sauté ko ki nga xam ni yàqamtiwul su ko neexee étape yi yëpp du ko ci fekk donc moom day gaawantu gaaw rek mélanger yëpp dugal ci four bi mais lii man je trouve que ni mooy gën a gaaw fuuf te daf lay assurer que ni yëf yi dina ñor sans pour autant kii bi dem ba maanaam di nappaajo daal muy courgette kii eggplant yi bismillah voilà gis nga dama ci def tuuti ndox donc ñu ñëw def suñu reste épices yi voilà ma dolliwaat tuuti ci laaj bi daal di def un peu de sel tuuti rek ñu ñëw def aussi tuuti ci suñu mélange d'épices voilà ku nekk épice bu la neex soo amee cumin mun nga ko ci def waxuma curcumin de man sama épice bi am na ko mais soo amee cumin ci boppam nga xam ne da lay indil kii bu exotique wala nga am 7 épices aussi daf ci neex torop sax macha allah tey dama bëggoon utiliser rek tuuti épices comme ça mu nekk à l'accès de tout le monde voilà donc nii lañ koy bàyyi mu mijoter ndànk-ndànk après ñu yeggale fële ci suñu pomme de terre yi voilà gis ngeen fi mu nekk nii kuddu ngay jël wala man melon boolo laa jël mooy yi nga xam ni moom la ñuy defee pour boo buggee def ay boule yu ndaw ak yooyu noonu ci xaal yeeg yooyu pastèque yi gis nga ma bàyyi nii donc nii laa koy bàyyee mu creux nii donc nga xam ni dañ ciy def après suñu farce ñu daal di yeggale comme ça bu ñu paree ñëwaat ak yéen wan leen nag incha allah ñun nuñ koy nar a doxalee. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii pare na gis nga ndawal li pare na moom ñor na xomm nii rek mun nga ko boole ak sa salade lekk ko wala nga def ko sandwich comme niñ ko doon defee rek boo amee sa pain arabe def ko mu nekk comme shawarma même goût bi lay am nii voilà
ok nii lañ koy teggee daal di koy def ci benn récipient bàyyi ko mu xaw a sedd tuuti en attendant ñuy def suñu yeneen affaires yi avant ñu siy jaxase fromage bi parce que sinon su ma ko jaxasee rek léppay liddeeku fi mu ne nii donc te bëgguñu loolu dañ koy bàyyi muy kii sedd après ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer bismillah ma def diw d'abord gis nga du bari ku mu neex nga def lu bari diw bu bari ak yooyu saaf ko carrément mais man bëgguma ko saaf fi mu nekk nii damay def rek ma sauté ko ndànk gis nga bismillah dañ koy jox couleur quoi. donc je vous conseille ngeen fomp ko bu baax comme ça ndox bi du fa nekk gis nga di tëbaka di def ay affaire voilà couleur rek laay wër voilà bi moom mun naa ko dindi de. voilà gis ngeen def nañu suñu pomme de terre yi ba pare donc léegi côté bi moom man mooy sama touche personnelle donc damay daal di ñëw defar benn sauce boo xam ne moom mooy ànd ak moom si la légumes yi di toog incha allah donc desitu kii soble poivron tomate yi laa fiy def bismillah. voilà gis ngeen kii yi ñu doon sauté mi ngi nii donc man lii mooy sama touche personnelle si biir en principe du am lii yëpp. da ngay ñëw rek def sauce tomate bi mais man dama koy def nii comme ça ki nga xam ne daf ko bëgg a boole ak ceeb wala leneen lu mu munti doon dina am lu muy sauce bi nga xam ni dina ko mun a booleek moom donc fii mooy suñu touche sénégalaise bi voilà léegi nag ñu daal di ñëw déjà dina permettre bagages yi am fu ñu toog voilà ñu jël yëpp teg ko nii ñu benn teg ko fii voilà léegi dañuy jël suñu ndawal li xam nga dama leen waxoon dañ koy bàyyi ba mu sedd carrément donc ñu door ci def fromage bi voilà bismillah léegi nag ma daal di jël sama persil su la neexee nga fejet ko wala nga witti ko man defe naa damay jël ciseau bi mu dimbali ma ci gis nga boo ko fejetee moom c'est bon coriandre bi moom même bu ci kii bi demee sax c'est pas grave bu ci car-car yi demee parce que moom lépp ngay lekk moom mooy bu chinois bi bari na antioxydant et puis anti-inflammatoire aussi mi ngi nii voilà je pense que baax na ni mun nga def plus de coriandre au moins yow yaay xool rek noo ko sentir voilà gis ngeen léegi nag ñu commencé donc gis nga mu nekk nii donc dafay neex ba bëgg a dee yow yaay xool lu la neex ngay def ci biir bu doon viande hachée aussi même concept bi ngay def wala ginaar tamit même chose surtout yàlla boo am lekk yu des ba pare quoi comme nga am ay tuuti fejet ginaar fii loo xam ne matul ñëpp mun nga ko recycler waat def ko genre nii gis ngeen tomate bi mu ngi nii damay daal di jël bismillah dañ koy xóoyal fii comme ça mun ko sotti bismillah xaarama kii tuuti en attendant soo amee sauce tomate sauce mooy bu ñu purée bi ba pare moo gën a yombati boobu da ngay dajji rek peut-être yokk say assaisonnement après sotti ci togg bi voilà dañ koy def ba mu ndoxee nag quand même donc ma def tuuti sama mélange d'épices voilà juste pour jox ko goût ak tuuti sel pincé voilà donc ma jël bismillah ñu sotti tuuti ci biir gis nga tuuti rek donc lii mooy nekk sauce bi nga xam ne moom lañ ko nar a booleel ñun nga xam ni day mel ci suuf comme genre cu rek soosu cu damay def ci rebord yi parce que moo gën a jafe pour sauce bi yegg fa léegi nag ñoo ngi préchauffer suñu four ki nga xam ne amul four par exemple kooku li muy def mooy bu jëlee yëpp nii ci poêle bi ñu saafee woon sànq ci lay defee yëpp bu ko defee mu daal di upp poêle bi ràpp daal di nga xam ne dina mun a dina mun a togg li nga xam ne moo nekk ci biir parce que fi mu nekk nii xam nga li ñuy def mooy juste liñ soxla mooy yëf yi tàng maanaam ndawal li
tàng fromage bi seyeek yooyu courgette kii bi eggplant yi muy aubergine yi gën a xaw a ñor tuuti rek voilà donc gis ngeen sànq bi ma jëlee tomate yi daal di koy dagg c'était pour def lii nga xam ne day nekk ci kawam nii muural ma ko du wow du def dara donc yii nii laay def nii donc ñu daal di koy jël enfouré ko nag léegi su fekkoon ni courgette yi par exemple ñoragul bu baax noonu dese woon na bu baax damay daal di jël sama papier alu muur ko mais dañuy dem ba ci kanam tuuti dama koy dugal préchauffé naa sama four à 200 degrés Celsius moom mooy environ 400 degrés Fahrenheit donc dama ko fay dugal quelque chose comme 10 à 15 minutes après ñu génnee ko ñu nettoyer en attendant daal di ñëw. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey jii nag li nga xam ne moom mooy aubergine yoo xam ne dañ leen a farci si biir def ndawal si biir comme li ma leen wax rek si biir émission bi donc di leen wax ni pour aubergine yi moom aubergine dafa nekk loo xam ne dafa baax loolu si suñu wér-gu-yaram maanaam dafa am ay vitamines yu si nekk am na aussi ay antioxydants dinañu dimbali si côté digestion d'après les recherches nañ lañu aussi dina dimbali waate si côté affaire wu comme nga ne cancer yu demee ni ki noonu donc mu nekk loo xamante ni war nañ ko mën a di incorporer bu baax si suñu régime alimentaire surtout que ni amul kii yu bëri glucides yu bëri donc maanaam ki nga xamante ne dafa diabétique parce que ñu ngi wax ni sax si boppam dina dimbali waate pour régulariser suukar bi si yaramu nit ak aussi côté cholestérol tamit parce que ñi nga xam ne dañu amee diabète par exemple glucide bi sooy lekk lu am glucide moom mooy nekk di yéegal sa blood sugar mooy sa taux d'insuline bi nga xam ne moo nekk ci sa yaram bi di ko yéegal up and down te loolu mooy sonal les diabétiques donc recette bi mu nekk loo xam ne vraiment ku nekk mun na ko def pomme de terre bi mun ngeen ko remplacer ak patate douce moi je le fais des fois ak patate douce donc wala pomme de terre bu mauve bi yow yaay xool li la tante nga def ko ngeen gis ñu boole ko ak ceeb bi moom laa leen doon wax ne leen sànq dinaa boole lenn sama waa kër man dinaa def salade après ci el bi mais ceeb bi nii ñankatang kese la ma daal di koy def 2 tons ñankatang donc couleur benn bi ma coloré ko mu nekk orange donc ngeen gis ko nii mu rafet ba bëgg a dee su fekkee ça vous tente ngeen wax ma comme ça beneen yoon incha allah bu ma koy defar ma mun leen ko won parce que dama gis ni def naa tout le temps ay ñànkatang yu bari moo tax ma ne woon bon naa ko def au pif noonu rek bu ko defee après ñu dem quoi mais sinon rek bu ngeen ko bëggee rek wax leen ñu ko donc émission bi tey nag ñu ngi koy jox képp koo xam ne rek mu ngi safoo chez Bilo di ko may sëñ Saliou Ndiaye di ko jox aussi suñu sister soxna Fatou Sabara di ko jox Mariam Ly ak tamit Mati Diagne ñu ngi la koy jox Njémé Diouf Ami Sow ñu ngi leen koy jox Kumba Sangol ñu ngi la koy jox Silla Mati jox nañ la ko Awa Lay ñu ngi la koy jox bu bare soxna Ndaklo ak suñu bébé bi ñu ngi leen koy jox tey ji moom spécialement moom suñu bébé laa koy jox dégg nga soxna Ndak donc joxal ma ko loolu defal ma ko ay bisous yu pata de ma part dégg nga di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi partager leen ko moo noonu ngeen ñuy jàppale di wax aussi di ko like tamit beneen façon bu jàppale mi ngi noonu ki nga xam ne mu ngi seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi comme ça bu ma dugalee dara rek dina ko jot di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah